salaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi leen di ziare di leen nuyu di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla doon leen jàmm ak salaam ak sutura ak xéewal defal ñu rek wérle di wax ne nag xam ngeen ne ki nga xam ne mooy procureur Bassirou Guèye def na li nga xam ne tey mooy conférence de presse mu aju ci li nga xam ne moom mooy wàllu pétrole bi mu am nag ñeenti dossier yoo xamante ne ni yëkkati nañ ko muy dossier Petro-Tim bi nga xam ne mu ngi nekk ci entre les mains de la DIC ak rapport IGE bi nga xamante ne ni aussi tamit état bi nee na jotagu ko te rapport boobu ñëpp gis ne mu ngi yaataa yëmba ci biir réseaux sociaux yi te xamuñu lu ñuy def ba mu tàbbi ci loxo presse bi loxo réseaux sociaux yi loolu tamit mu nekk beneen cas ñu gis ne aussi tamit li nga xam ne moom mooy affaire Fallou Sène nga xam ne moom itam mu ngi ci loxo brigade prévôtale bu Saint-Louis ak li nga xam ne aussi tamit moom mooy affaire 94 milliards yooyu coow yooyu ñu doon wax ñii di wax 125 ñii di wax 82 ñii di wax 92 waaye lu ci mënti nekk daal loolu tamit mu ngi ci loxoy OFNAC du office national anticorruption li ñu siy wax nag moom mooy que ne nañu def attention ci li nga xam ne moom mooy wàllu pétrole ndax gis nañ ne réew yi nga xam ne dañu am pétrole yëpp nekkuñu si jàmm ci fitna la ñuy dund te yaakaar naa ne fitna xejul ci kenn fitna xejul ci lenn te jàmm moo gën jàmm moo gën jaamaar la te pétrole bi wax nañ ko doonte ballagul coow li bari na ñu dem ba mu yàgg ñu ne waa pétrole bis bu demee ba ball mbaar coow li du gën a bari mbaar fitna bi du gën a bari loolu moo tax bala ñooy egg ci loola dañ ciy attirer attention askan bi di ci attirer attention ñëpp tamit di leen wax ne Sénégal peru course lañ benn buum moo ñuy nas te mbirum pétrole bi ak mbirum gaz bi nañ ci def très attention am na nag ay tuuma koppar yu ci yëkkati ko mu am ñun ci tuumaal mu am loo xam ne dénk nañ ko li nga xam ne moom mooy wàllu DIC ndax dégg ngeen li nga xam ne procureur wax na ko ci képp koo xam ne am na ci ay éléments am na ci loo xam ne lu la leer la bu la neexee nga dem porter plainte waaye nag il ne s'agit pas nga déposer une plainte rek accuser des gens gratuitement comme ça il faut nga mën cee indi ay firnde su ko defee plainte boobu ñu exploiter ko ñu xool lan lay moo ciy dëgg ak lan moo ci dul dëgg ndax mbirum pétrole bi ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal bi yëpp a ko bokk kon ku ci nekk rek kuñ ci tuumaal rek te nga takk ci war nga ci indi ay leeral mais man dafa am tuuti lu muy ëllëg mooy gis nañ ne presse sénégalaise yàgg na cee wax yàgg nañ cee di ci bind ñii di ci wax mais mosul def benn coow mais gis nañ ne ba ci BBC defee reportage dafa mel ni daal coow le boobu la gën a yëkkatiku kon ma yaakaar ne xanaa peut-être que chaîne internationale yi presse internationale la ñu gën a jox gëdd que presse nationale parce que yaakaar naa ne presse nationale yàgg na cee bind yàgg na cee wax waaye gis nañ ne BBC ba mu demee yëkkati ab tuuma rek teg ko ci ndort ki nga xam ne moom mooy Alioune Sall di ko président de la République dafa mel ni daal xam naa ne booba la mbir mi gën a yëkkatiku mu am nag loo xam ne aussi tamit dinañu ko xamuñu ndax BBC wax na dëgg wala waxul dëgg ndax jot na ci wala jotu ci waaye loolu lépp ki nga xam ne moom mooy procureur génn na ci boo wax na ci képp koo xam ne laale na ci aussi tamit dinañu la woo ci kanamu yoon ndax gisoon nañu li nga xam ne moom mooy CREI yi tamit ñu ngi ko doon wax ndax gis nga keroog ba ñu tuumalee Karim Wade ñu wax ne enrichissement illicite yore na alal ba mu jéggi dayoo convoqué nañ ko ba gis ngeen tëj mujj nañ ko tëj ba la ci àddu yëpp dafa naa ne umpul kenn ki nga xam ne moom mooy rakk président de la république aussi tuumal nañ ko si waaye li ñu koy wax rek na ci indi ay leeral indi ci ay tontu su ko defee ku ci nekk rek nga dem ci bopp ubbeeku mbirum Fallou Cissé aussi wax nañ ko ci Fallou Sène bi mooy suñu baal ma Fallou Sène wax nañ ko ci nga xam ne jébbal nañ mbir ma brigade prévôtale bi nekk Tëngéej di wax ne foofu tamit lenn la ñuy wax mooy étudiants yi quel que soit le degré de votre revendication nañuy am une certaine philosophie mooy je suis venu pour apprendre ndax takk der yi nga xam ne ñu ngi ciy gaañ ay nit wala di ci blessé ay nit wala di ci rey ay nit loolu du woon seen yéene ndax ñëpp xam nañ ne rôle lu takk der yi mooy c'est de protéger les personnes et leurs biens
ndax ay Jeng ay Jóob ay Faal ay Sow ay Ka ñoom ñoo am ci biir takk der yi te yaakaar naa ni képp koo xam ne dem na ci intervention li nga xam ne moom moo doon yéeneem du pour rey nit wala pour gaañ nit kon ñu ne tamit takk der yi nañ leen di mën di protéger nañu leen di aussi tamit jox cër jox leen li nga xam ne moom lañ leen gëdd bañ leen war a jox ndax li may wax pourquoi moo koy wax mooy que ni dafa mel ni comme environnement bi moom moo ñuy protéger mais pour que environnement bi puisse nous protéger pour que l'environnement puisse nous protéger il faut aussi qu'on parvienne à protéger l'environnement ñun tamit il faut que ñuy protéger environnement pour que environnement bi mën noo protéger takk der yi aussi pour ñu mën leen a protéger il faut que ñun tamit ñu leen di protéger il faut que ñu leen di jox gëdd bañ leen war a gëdd te ñu jox te nga xam ne kat képp ku ñu blessé wala képp ku ñu rey loolu du woon seen yéene loolu du woon seen mébét di wax ne nag souvent ñax gu wow day lakk ñax gu tooy ndax tey ku ci revendiquer buñ la reyee aussi say mbokk rek ñoom ñoo ci sonn ndax aji dee ji moom dee na ba pare kon nañuy def attention ci wàllu woowu tamit te xam ne daal fitna bi xëjul ci kenn xëjul ci lenn li nga xam ne moom mooy 94 milliards yooyu aussi jox nañ ko li nga xam ne moom mooy OFNAC mu ngi def la nga xamante ne nii aussi tamit moom la ci yoon wax di office national anticorruption ñoom tamit ñu ngi ciy càmbar beneen wàll bi aussi jox nañ ko brigade de recherche moom mooy rapport IGE yooyu tàbbi ci loxo yi réseaux sociaux yi te nga xamante ne nii jaaxal na gars yi ndax état bi nee na jotagu ko damaa xamul nag presse bi nan lañ gars yi def ba mu jot ci avant que ñu di si jot li nga xam ne moom mooy dossier Petro-Tim bi aussi dénk nañ ko li nga xam ne moom mooy dig te yaakaar naa ne dañuy delloowaat jukkal sax li nga xam ne moom mooy suñu takk der yi ndax xam nañ ni suñu police ak suñu gendarmerie ak suñu armée bi c'est une armée républicaine te fépp lu am rek ci àdduna bi dañ leen fay yóbbu kon foofu tamit ñoo ngi leen ci jaajëfal di leen si delloo jukkal ndax saa su nekk damay wax ne takk der yi yor nañu benn mission bu difficile mission boo xamante ne bu jafe la kon yal na leen ko yàlla yombalal te dellu si waat di wax encore nañ def attention ci coowal pétrole nañu def attention ci coowal pétrole mboolem réew yi am pétrole yëpp nekkuñu si jàmm ndax xam ngeen ni pétrole fu mu tur boo ko setee barin boo ko ci sànnee rek mu tàkk kon yàlla nañu yàlla musal ci daayu pétrole yàlla nañu yàlla musal ci coow pétrole ndax xam naa la ma góor ga doon wax rek nee na moom pétrole daal nit ku weex la jik ma ne ko alta mu ne ma nit ku ñuul ku ci wax soo moytul coow dina la topp ma ne ko kon de yàlla nañ ci yàlla musal ba nga xamante ne nii ñun coow duñ ci topp kon ñoo ngi leen di delluwaat di leen baalu àq di leen wax ne daal Sénégal pérocourse lañ benn bu moo ñi nas nañ moytu fitna xëju ci kenn fitna xëju ci lenn ci mboolem koo xam ne tax na ci yoon war naa woo is na la woo nga indi ci ay leeral mboolem koo xam ne aussi tamit am na ci ay firnde yu leer mais mun na ko dem jébbal ko ci kanamu yoon def la ci war kon daal loolu lañ leen doon dénk di leen jéggalu nag bu baax a baax di wax ne daal encore une fois wax ji coow lii lépp motu ko ku nekk rek la nga yor nangu ku nang ko doxalee na mu waree su ko defee fitna du am nañu moytu fitna ndax bala ngay xam liy jàmm di jëriñ nga ñàkk jàmm bala ngay xam valeuru jàmm rek nga ñàkk jàmm kon ñoo ngi leen di wax salaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu di leen jéglu bu baax nag